Every year, International Women's Day is celebrated on March 8 worldwide. It is commemorated with a series of activities throughout the month of March. On March 8, follow-ups are made on success stories of women and girls. Their problems and solutions are laid down. The international theme for this year is Inspiring Change. But in the Gambia, Action Aid International The Gambia and activists there have focused their attention on the theme Zero Tolerance to FGM. Follow me while you listen to the different opinions of people in the Gambia towards FGM. Well, Zero Tolerance is an internationally designated year that was to celebrate to talk about FGM and also to show that FGM cannot be tolerated. That's why we call it Zero Tolerance. Female genital mutilation is abuse and violation of the rights of women, particularly the sexual and reproductive health and right of women. It is a very painful practice. It is not warranted and it has nothing to do with religion, because it predates all religions. And I just want to underscore that FGM is not only prescribed, it's not only misinterpreted from the point of view of Islam. A lot of women, Christians, also do it. It is a tradition that we have inherited and it predates all religions. Leli xale jigéen ni lu doy waro ngi nonu nak aada ak cosaan moom lañu topp waaye nag du loo xam ne lu gën ci ñun la ndax gënu ci suñu wër gu yaram ñaareel ba dolli ca suñuy am doom jafe-jafe yi ñuy indil liñ ciy jànkuwante métti na trop waaye du loo xam ne luñ santaane ci diine la du luñ santaane ci islam waaye mu ngi tolloog ne aada ak cosaan ji daal moom lañ topp ba loolu yëpp am waaye su mënee ñàkk yaakaar naa moo gën. yëngu xale yu jigéen yi ci wàllu lël am na ñoo xam ne dañoo fekk ñu di ko def képp koo xam ne kii def na ko ak ka ko defut suñu demee ba yàlla dogal ñu am boroom kër ba àgg ci di am doom di jur di am doom di kii ña ko def am na ci ñoo xam ne ñii def ba ñu ko def dafay bàyyi léget ca place ba ñu ko defee léget booba muy bàyyi nag ca place ba ñu ko defee su demee ba jëmmi jamono ba am doom ñëw léget xam nañu ne saa boo xamante ne léget laalaat nga ko wala teppiku na wala xoosu na léget dana am problème. musol la ñaakaato ta nun ton tol ka kelen na jamano na kebal la jamano alfal la jamano folo e ka kasay boyo ke ngansin do ke kuyanto ta kele e kasay boyo ke nga ko be le keje bar say ñi jamano ni ko amam beteya pour ngol yaabula ndol fangol la janda talata jan kabinte na sunkutu no samba kaseyo to meta wonde biti de ndim folo kabri ngo samba kaseyo kabra botala nene mamoy mo ka fako ngata musungan sin dungal ante nene mamoy afama tan to la jan minen de to mawbe amento to sare amento sa yibe nattina sukabe rewbe e ko nananno me mama jamen nakala be mbi ko so suka debbo so nattinama so ustanama ko dum woni o hammata e gorko. FGM, it's a cultural practice and it's mostly done on women and young girls. I also belong to a culture that believes and practices it. But as a person from a health background and also learning about the consequences of FGM, I know it is a practice that has no health benefit for women, has no health benefit for girls, and also it has some consequences that affect women's reproductive and sexual rights. nit ku nekk sa aada nga am nit ku nekk sa cosaan nga am waaye am na cosaan boo xam ne danga ci dee jëlee leneen loo xam ne dafa mujjee mu lor la
lël bii ñu yóbbu suñ doom yi cosaan la aada la fi lañ ko fekk waaye du lu baax si ñun feebar yu bari la ñuy jox jafe-jafe yu bari la ñuy jox problème bu bari la ñuy jox ndax ku la ko wax nag koo taseet ci mbedd mi wax la ko doo ko gëm waaye ñun ñi nga xam ne ñooy suturaante ñun doomi aadama surtout ñun jigéen ñi xam nañ lan lay koos ci doomi aadama bi ak jafe-jafe bi moo andi ak feebar bi moo andi ak bakkan yi dem sax a cëpp loraangee ngi ci xale bu jigéen bi nga xam ne musta sëy nga jébbale ko fekk mu ngi demoon ci ba cosaan muy lël dana ciy jëlee jafe-jafe boo xam ne ci lay jëlee feebar boo xam ne dana ànd ak moom ba bu juree doom sax yéen a ngi wax icaay bi waaye icaay bi li koy andi mu ngay jógee ko sax si loolu. I'll be very happy to talk about FGM because it's a very serious issue that is hindering the development of society in general. I believe that FGM is a very harmful traditional practice that is being, practiced all over Africa and needs to be wiped out. Female genital mutilation is a very cruel act, and it exposes our women to a lot of issues, especially during delivery. We all know the pain they go through when they are delivering, and female genital mutilation has more disadvantages than advantages. Sun aada moom góor la ñuy demal leen waaye jigéen moom duñ ko dee demal leen ñi nag am na ñu ne aay na ndax itam boo seetee boo demee ba ci biir doon jigéenu sëykat ak góor guy denc boo demee ba ci biir di nga xam ne nii ñàkk a dem leel moo gën. awma benn doom boo xamante ne nii jigéen la dem na leel man samay doom demuñu leel jigéen li ma am ci jigéen ay demuñu leel góor ñi rek ñoom ñoo dem leel waaye jigéen ñi demuñu leel. I used to support FGM actually until I came across some of these trainings with Gamco Trap. I think there was in fact one of the sessions that we were shown some of these pictures that showed damages on the parts of some of the girls who have gone through it. And I think on the basis of those materials and on the basis of that information, it would be really difficult to support FGM. Naketa musoti nta sambala nde di nkamba no le soto di nkamba no na di musu folo o tatal de bar say ni atara nga di ngo soto atita wulo kon niñ def be bayyi njami tuñ niñ def be bayyi ko niñ def be bayyi affaire dem lel bi soko waxe nak ñu ne lim nekkul ciosanam la man mi doomi tukulor bu set wecc la buñ ko mëne bayyi ñu bayyi ko rek def li nga xamantene ni mo war bu góor judootee war a dem leen ñu yóbbu ko lël jigéen ñu bàyyi ko. man nag képp koo xam ne kii boo ma laajee ma wax la nga dégg ak ku ma jaboote dugg lël ci jigéen kooku d'accorduma ci man. I believe that we all, as the world at large, as a global hamlet, we should come together in order to fight female genital mutilation, in order to save our children, our mothers, our sisters, in order to save the world at large. I believe that female genital mutilation should be wiped off the surface of Africa. Thank you.